Midi Culture. élection présidentielle yi ñu doon amal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février bi nu weesu waa Sénat di kuréel gi ko doon saytu fesal nañ kon ab rapport ngir lañ bët lépp la ca tukkee fekk booba kon Alioune Badara Samb di préfet bu Ndakaaru gàntal ñeenti demande yi doxu ñaxtu yi nu ko jébbaloon coow liggéeykat ya nekk ca Dakar dem dikk tamit moo sabab kon directeur général ba di Moussa Diop jamono ji ñuy àddoo ngeen di teewlu muy amal janloo ko taskatu xibaar yi ngir wàññi kon lap yi nu nemmeeku ci biir géej gi ak kuréel juddu na duppee seen bopp kon programme d'urgence noyade zéro fekk booba kon jàmm ja tàmbalee judd foofee ca diwaanu Casamance tax na tamit ña fa gentaloon tàmbalee ñibbisi waat waaye tamit la fa daal di am rek moo dañoo fekk fa ñu dëkkoon ñeneen dëkk fa dinañ fekki sunu ndaw la nu teewal ca Casamance di Angel Seck li mbokk yak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan mu gën caa fës kon Pape Oumar Diop pot mi gis ni kon cinéma Sénégal def na ay jéego waa SODAV yi doon amal assemblée générale plateforme Casamance culture compagnie taaxuraan di caadalu tàmbalee nax saay nataal bi ak gan gi mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëggéey moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoo ak Kati Ndiaye ñoom ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yi internet yu ñu suivre. mi ngi noonu kon nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee génn ci yaatal gi ak waa Sénat gi génne ab rapport. génne nañu ab rapport goo xamante ne rek dafa daal di jëm ci élection présidentielle yi doon am ni ki ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février bi nu weesu ba tax na rek ci rapport bi le ñu nga cay wone manquement yi nga xamante ne nemmeeku nañu ko ci biir élection yi waaye tamit transparence bi nga xamante ni it gis nañu ko nanu teewlu Ndeye Matidia. Article L23 du code électoral dafa wax ne la Sénat fait un rapport général après chaque élection ou référendum et l'adresse au président de la République dans les 3 mois qui suivent le scrutin maanaam saa yu élection jàllee ba am ñetti weer Sénat bi dafay xaatim jébbal ko njiitub réew mi démb ci alxamis ji Sénat defati lu ni mel ci élection présidentielle yi fi amoon le 24 février bi ñu weesu li mu njëkk xamle mooy élection yi am na ci jàmm ndax gulet ñu gis fii ci Sénégal 18h jot bureau de vote yépp tëj ñu ne itam amul lenn lu gàllankoor choix wu askan wi maanaam transparence am na ci élection yi sax processus électoral bi yombul woon ci sénégalais yi Sénat yokku ci ne dialogue politique gi nguur gi woote woon ci atum 2017 du woon di gën ba ci cadre de concertation sur le processus électoral bi di CCPE te opposition bi boycotté woon ko itam Sénat bi yamu ci ndax fàttali na njiitu réew mi pëccëxoo yi amoon ci audit du fichier électoral rationalisation des candidatures introduction nouvelle forme de parrainage bi ak sax ndogal gi mu jëloon ngir jubbante manquement yi amoon ci élection électorale bi te du woon itam yi gën ba tey Sénat di xamle ne perturbation yi amoon laata vote yi ak campagne électorale bi bari woon fitna lool ba tiital sénégalais yi ak waa bitim réew mënoon naa ñàkk Sénat di jeexal di sàkku ci njiitum réew mi ngir mu jël ay dogal ci lu gaaw combler déficit de dialogue bi am diggante acteurs politiques yi te ginnaaw bi parrainage bi jàllee mu def taxaw seetlu xam ne du anam bi gën ngir waajal ay élections. Ndeye Matidia ñeenti doxu ñaxtu la préfet bu Ndakaaru jotoon waaye dafa mel ni lépp la gàntal li ko waral rek daal dina koy xamle ci ab communiqué gu mu génne di xamle rek ne li nga xamante ni moom moo di ay risque d'affrontement ak it trouble à l'ordre public moomee lay bañ ndaxte gis na ne rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo initié yi les marches nag dafa nemmeeku ci ñoom ay menaces ku ci nekk rek di menacer sa bopp ngir loolee bu amee ba tax na rek mu daal di tere yi les marches. jamono ji ñu àddoo ngeen di teewlu itam waa aar li ñu bokk ñoo ngi cay amal janloog taskatu xibaar yi ngir xool ba xam dañ koy amal am déet leneen loo xam si itam dañ leen koy yeggee ci bile jotaayu xibaar moo di liggéeykat ya nekk ca Dakar dem dikk ñoom nag amal nañu ab conférence de presse di daal di réclamer ci direction générale entreprise bi lu tolloog téeméer ak juróom-ñetti millions ci suñu koppar ba tax na rek li tax ñuy laajte li ni mel nag moom moo di xaalis boobule dafa daal di bokk ci li nga xamante ne moom lañ leen war a verser jëm rek ci seen prévoyance médicale waaye itamit coopérative habitat de travailleurs ba tax na loolee ñu ngi ko daal di xamle ca RFM daal di ci dolliwaat ni ñaari terrain yi nga xamante ni benn ba ma nga ca Caaroy beneen ba nekk ca côté 6 Wakaam nag nañu ko daal di jaayee neexu leen ba it dem rek ba naan direction ba rek dafa daal di luubal seen xaalis waaye itamit direction ba lam leen promettroon ci koppar yooyu le joxu leen ko ba ndigi ni si loolee rek ñu daal di dem rek ba daal di tudd ki nga xamante ni moom mooy di maître Moussa Diop ci li ni mel. moom maître Moussa Diop moomee jamono ji ñu àddoo ngeen di teew
teewlu ma ngay amal moom it janloog taskatu xibaar yi ngir andi ci ay leeral jombul la fa tukkee dinañ ci dellu si ci sunu yeneen jotaayu xibaar midi culture yéen a ngi koy wéy di déglu kon ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróomi simili. King FM partout et nulle part ailleurs. ñu daal di wax kon ci fédération bi ëmb jaaykatu mburu yi nekk ci réewum Sénégal ak janloog taskatu xibaar yi doon amal. ñu ngi ko doon amal ni ki démb foofule ca Géejawaay ba tax na rek ñu ngi dànkaafu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di état bu Sénégal di xam ne rek ni nañu daal di appliquer li nga xamante ne moom moo di seenu soxla bu nu ko deful rek ñoom ñi leen nag xamle nañ ne dinañ daal di amal ab grève kii di Amadou Gueye nekk président des boulangers du Sénégal mu ngi ci micro bu King FM. liggéey bi nga xam ne bii ñu ngi ko doon def ci 2 mois yi mooy protocole bi ñu amoon ak état bi war na xoolaat structure du prix du pain maanaam tëggaat njëgu mburu ñu tëggaat ko bi ñu ko tëggaatee boulanger yi ñoom dañoo gis ni mburu bii jar tey jii 150 francs réellement mi ngi war a jar 220 francs état bi jël ay matuwaayam ak ay agent def enquête dugg ci marché bi def ay étude am résultat ba mu gis mooy mburu bi jar 150 francs tey 180 francs la waroon a jar li ñuy laaj nag moo di ñu dem ci application boobu parce que boulanger bi xam na fi dëkk bi toll xam na Sénégal ni mu méttee fépp di métti mu ni moom bi mu gisoon moom ci boppam pour bëgg apaisement daf koy teg fële jël bu état bi ñu dem ci devant le ministre def restitution boobu li ci waroon a topp acte second bi mooy ñu def application loolu nag la ñuy exiger application 180 francs yooyu ñu jaayee ko mburu bi bu ñu ko deful boulangerie dinañ wàcce seen i rideau tëj seen i boulangerie parce que mënatuñoo dem. mu nekkoon kàddu yi Amadou Gueye mi jiite kon ñi yëngu ci wàllu mburu fii nii ci réewum Sénégal la ñu wax kon ci kuréel gi juddu ngir xeex napp yu bëri yi ñuy nemmeeku ci biir géej gi. ba tax na rek ci vacances yi la ñuy daal di gën a nemmeeku lapp yu bëri yi combat boobule rek la ñi nga xamante ne ñoom ñoo di maître nageur du Sénégal ak it club modèle daal di taxawal ànd ceeg thème boo xamante ne moom moo di le programme d'urgence noyade zéro loolee rek ngir daal di xeex li ni mel ba tax na dinañu amal ay exposition waaye tamit ay démonstration jëm rek ci première secours yi ci li nga xamante ne moom moo di plage yi ba tax na rek ndaw ñi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seen waajur yi di bàyyi xel rek ci danger yi nga xamante ne moom moo daal di am ci géej gi nañ déglu Penda Badji. ci fan yi ñu génn géej gi li mu lekk ci ay ndaw bëri na torop période vacances bi ñu nekk ndaw ñi dañuy dem di fréquenter yenn ci ay géej yu ñu interdire donte ni mënuñu fay loolee métti lool association des maîtres nageurs ak club modèle tax ba ñu boole seen doole taxawal ab campagne tuddee ko zéro noyade. depuis le 21 juin ñu lancé campagne anti noyade mooy ni ñu ko tuddee sa mooy vacances sans noyade dañuy parcourir toutes les plages de Dakar ak suñu ko possibilités yi mais du Sénégal ngir sensibiliser jeunes yi sur les risques de noyade benn mais ñaareel ba itam ñu fexe ba sensibiliser parents yi. Ibrahima Khalil Niang bokk ci club modèle di dellu si ci programme bi lépp campagne. bu ñu ñëwee sur place dañuy defar ay flyers yu bëre yoo xamante ni dañ ci wane comportement bi nga xamante ni kiy dem géej moom la war a am dañuy dem seeti les notables et les parents ñoom itam ñu sensibiliser leen ci risque noyade. yamu ca ndax Ibrahima Khalil Niang ma ngay xamle ni bu ñu yokkee taxawaayu maître nageur ci Sénégal mënees na wàññi bu baax xale yi lab ci géej bi. collectivité locale yi ñu fexe ba organiser wu moom ay activités ludiques ay activités de vacances yu mën téye xale yi ci koñ yi wala bu ñuy dem ci géej aussi ñu mën a am le maximum de mesures de sécurité lu mel ni ki maître nageur gis nañ ni am na ay maître nageur yu bëre yoo xamante ne ñu ngi au niveau des plages mais amuñu jumtukaay bi ñu mën a wolloo xale yi nga xamante ne dañuy lab benn ñaareel ba itam dañu am problème effectif. ñu amal vacances yi ci jàmm ak salaam te bañ a nemmeeku ci ay cas de noyade ci géej yi lii mooy wooteewu association des maîtres nageurs ak club modèle ñu ñaax itamit waykat yi ak membre gouvernement bi ñu gën cee def seeni yoxo. ngërëm ñel na la Penda Badji si Gicoor la ñuy utali mu mel ni foofee moom coowul suuf tàmbali na faa juddu ndaxte dafa amoon benn communauté bu fa jóge woon bàyyi fa ay suufam mais jamono jile rek ba mu daal di dellusee dafa daal di fekk rek seen suuf yooyu am ñeneen ñu bees ñu fa dëkk ba tax na rek organisation de la société civile jamono ji ñu ngi def lépp lu nu mën ca wet googule ngir rek communauté yooyu ndee ay coow bañ a juddu seen diggante nanu déglu sunu correspondante Angel Seck. ay dëkk yu bari yu dawoon làkku fitna wi ci Casamance tàmbali nañu di dellu si ginnaaw jàmm ji ñu nemmeeku at yi yépp waaye coow laa ngi tàmbali di dox diggante askan woowu dellu si ak ñi nga xam ni ñoo leen wuutu seen ginnaaw ci jëfandikoo seeni suuf Moustapha Mangouleen Sané mooy chef de village bu Laati nekk ci commune bu Boutoupa Camaracounda. ku nekk dene lii sama maamaat moom lii et puis ñun Lati tooñuñu kenn bëgguñu suuf kenn suñu suuf lañu soxla bëgguñu même un gramme de terre bu jàmbur
donc suñu maam yi dañu ne lati si pont bi la yem parce que canton c'est une personne nga mais donc xalaatam dafa bëri parce que faro quelle que soit la durée du effacé. Dynamique de paix di kuréel buy dox tànku jàmm fii ci Casamance dugal na ci loxoom ngir saafara loolu nga xam ni mën naa jur fitna ci wàllu woowu la ñu nekk di amal ay waxtaan ak askan yooyee ànd ci ak impôt et domaine bu Ziguinchor. Abdoulaye Ciss bokk ci impôt et domaine bu Ziguinchor. xëccoo limitu territoire question yooyu ñoo fi gën a jib daal bon nee naa leen du sama compétence ma kii ci mais bu ñu ma bàyyee ak ki ma fi indi tey mooy le coordonnateur du projet dynamique de paix en Casamance mën nañu def ay actions yu nga xamante ne dina tax ñu autorité centrale bi autorité comment dire administrative bi mu yëg problème yi ba solution bu naree am tamit ñu jóge. Henri Ndeki ni danañu wëyal waxtaan yi ba yàlla sotti ndox mu sedd ci coowu suuf soosu moo jiite dynamique de paix. ñu jox ñu vraiment responsabilité ñu xool naka la ñuy saafara affaire suuf boobu maanaam limite yi. askanu laati rafetlu waxtaan wi ñu bëgg nag loolu ñu gën koo yaatal Angel Seck Ziguinchor King FM. ngërëm ñeel ko bu baax a baax Angel Seck di sunu ndaw la nu teewal kon foofee ca Ziguinchor Midi Culture 12h12. bàkku boobee kon xibaaru biti réew yi lay yégle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Kumba dañu koy tàmbali foofule ca Mali ab mandat député yi jamono ji moom la ñu daal di bëgg a yokk ba fileek weeru mai atub 2020 bu dee rek situation sécuritaire dëkk ba fi mu nekk nii daal dina leen di permettre ñu mën a organiser ay élections. projet de loi ba kon voté nañu ko démb foofu téeméer ak ñaar fukk ak ñetti député ñoom ñoo voté ni ànd nañ ci fukk ak juróom-ñeent ne ñoom dañoo abstenir voté wuñu kenn ci ñoom nag yëkkatiwul loxoom wane ni daf koo contre muy ab yokk bu yees boo xam ni kon def nañ ko ci mandat wu député ya élection législative ya di élection yi ñuy falee député ya jàppoon nañ ko fa weeru novembre jàpp décembre atum 2018 waaye nag nee nañ ñàkku kaaraange ak ñàkkum dal foofee ca dëkk ba moo taxoon ba cour constitutionnelle ba bañ ko waxee mu daal di d'accord ngir ñu yokk kon mandat wu député yokk ci juróom benn weer waaye ba tey jamono ji nee nañ dal gi ñu nam ngir amal ay élection ba tey amagu fa looloo waral ba ñu yokkaat ko loolu sax moo tax ba démb ci buntu assemblée nationale bu réewu Mali ay association yu bëri teewoon nañ fa ngir wane seen ñàkk ànd ak yokk googu ñu nam yokk kon mandat wu député ya doole yi militaire yi am foofule ca Soudan daal dinay jural ab jaxle waa Darfour ba tax na rek askan wi jamono ji li ñuy xaarandi moom mooy rek jàmmarloo gi war a am ci diggante militaire yi nekk au pouvoir ak kujje gi. ñooy yeewoo ca province bu Darfour comme ñoom njàqare lañ am jamono ji ndax yëngu-yëngal yi nga xam ne yeewwaat na foofee ca Soudan chef yu jiite conseil militaire de transition ba ñoom sax jamono ji ñoom ñoo nekk ci boppu réew ma waaye dañ leen tuumaal ne dañoo bokkoon ci ñi doon xoxatal askan wa ak di leen sonal ca bët gànnaaru réewu Soudan nga xamante ni bi ci tàmbalite atuk l'an 2000 fa la yëngu-yëngu ya gënoon am ka fa nekkoon jiitu réew sax di Omar El Bachir moom jamono ji cour pénale internationale di CPI ñu ngi koy war liñ koy toppee bokk na ci crime de guerre ak crime contre l'humanité ak it génocide foofee ca Darfour loolu moo waral sax ba généraux yi nga xamante ni ñoom ñoo bàyyi woon El Bachir jamono ji nee nañ seen loxo dafa duggoon bu baax ci boobu la guerre. ñu jeexale ko ca Côte d'Ivoire nag lii di carte nationale biométrique yi jamono ji li ivoiriens yi dinañ ko daal di jëndee lii di 5000 francs li waral li ni mel rek autorité yi ñi ngi xam le ni budget général lu état bi nag mënuta daal di supporter koppar yi nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum carte nationale biométrique boobu. ñu ne officiel na kon député yi daal dinañuy tranché foofee ca assemblée nationale bu réewu Côte d'Ivoire itam ndax projet de loi bi ñeel wàllum carte nationale biométrique yi daal dinañ ko fay voté nee nañ kon bépp doomu Côte d'Ivoire boo xamante ni bii nam na am carte nationale biométrique il faut mu génnee 5000 francs CFA di junni loolu nag nee nañ ab timbre la loolu la jëwriñ ci ñu dénk wàllu biir réew ma di Sidiki Diakité loolu la xamle ci ab commission moo ne de ci ay séance plénière ñi nga xam ne ñoom ñooy ña faree ca kujje ga boole woon nañ seen doole di ñaxtu ngir fexe ba carte yi daal di gratuite maanaam kenn bañ cee fay dara kat yi kon fii tey la ñu yem ci xibaaru bitim réew yi. ngërëm ñeel na la Kumba Ba gannaaw faram fàcce xibaaru biti réew yooyu ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite le sport. Now sports.
xibaaru tàggat yaram yi kon dañ koy tàmbalee ci jël bi Sénégal am ni ki démb ci kanamu Algérie mu mel ni am nay taskatu xibaar yu ci joxe seen xalaat. ñoom ñooñee ña nga foofule ca Égypte daal dinañu indi seen xalaat rek jëm rek ci defatu Sénégal ca kanamu Algérie bu nu sukkandikoo ci Soxna Falkan ak it Cheikh Tidiane Gomis sunu gaynde yi fa ñu lajjee rek moom moo di seen aspect physique waaye itamit tactique nanu leen teewlu ci micro Mamadou Ndiaye. li ñu jàpp rek mooy xam nga match da ngay ñëw am loo indi boo indee dara boo duggee ci match bi bu fekkee ne li nga indi loolu du moo lay jox résultat da nga war a andi ay coppite loolu Sénégal da ciy am jafe-jafe saa su nekk ndax bi ñu ñëwee ñun 15 premières minutes yi ñu ngi ci match bi waaye après dañoo bàyyi Algériens ñoom ñi nga xam ne dañoo taxawoon di ñu xaar dikk ci match bi téye ko ñu bàyyi ay intervalle boulevard yi yaatu ñoom ñu am fu ñuy jaar boo seetloo côté droit bi day am toujours ay jafe-jafe yoo xamante ne si ci fa la ñuy jaar du ñu couvrir loolu moo tax espace yi bari woon ñoom mayuñu ñu loolu dañoo def bloc compact boo xam ne Sénégal di amal ab benn jeu bu décousu boo xamante ne si da leen indil ay jafe-jafe milieu bi tamit amoon na manquement ndaxte Gana nekk fa Sadio Mané amul possibilité jot xëy na yenn bal yi nga xam ne moo ko yóbbul ci kanam jafe-jafe yooyu mi ngi ci rectifié wuñu à temps loolu itam moo leen sonal ak défi physique bi nga xamante ne si Alfred peut-être nekkagul carrément ci rythme loolu itam sonal na leen. jàngat bi ñu mën a kii ci defetu démb bi c'est encore une fois dégg nga mooy que Aliou Cissé n'a pas pu moom ci boppam maanaam mënul jàngat mat saa yi ñu ko tegalee benn équation tactique day am problème moom pour résoudre ko man Kenya bu fekkee ne Kenya ñun mënuñu doo Kenya. donc ci tënk équipe yu mag yi Sénégal balaa moo mën a jël coupe il faut mu gagner équipe yu mag yi. il faut que mu équipe yu mag yi maanaam mu mun leen a gagner tactiquement techniquement ak engagement bu ko defee mu jël coupe d'Afrique. mu nekkoon kàddu yi naataango taskatu xibaar yu teew foofee ci Égypte doon àddoo kon ci micro Mamadou Ndiaye ci xibaaru tàggat yaram ba tey la ñuy des ak kon rubrique bi nu jagleele seen xibaaru coupe d'Afrique. ba tax na bile yoon li ñu gën a concentré wu rek moom mooy di match bi doxoon ci diggante Sénégal ak Algérie nañu teewlu Papa Madiakhate Sarr moom moo ko def. dal leen ak jàmm ci seen numéro 8 bu seen xibaaru Coupe d'Afrique. groupe bi ak groupe D bi ñooy amal tey seen ñaareeli jongante Tunisie mooy laale ak Mali ci groupe E bi ci groupe D bi Maroc ak Côte d'Ivoire ñooy tase beneen jongante bi Afrique du Sud ak Namibie lay doon démb groupe B bi ak groupe C bi ñoo wëyal seen ñaareeli bëccëg bi Madagascar ci groupe B bi daan Burundi benn bal ci dara muy ndamam lu njëkk ci Coupe d'Afrique ci groupe C bi Sénégal ñàkk diggam ak Algérie benn bal ci dara Kenya daal di dóor Tanzanie ñetti bal ci ñaar. seen xibaaru Coupe d'Afrique. Sénégal ñàkk démb digganteem ak Algérie benn bal ci dara Sambou Biagui di ab journaliste sportif jàpp ne défaite bi lajjiteeg Aliou Cissé la. pour man d'abord Sénégal dama gis ne dañoo d'abord lajj ci li nga xamante ne moom mooy le 11 de départ comme nu mu ko defee woon contre la Tanzanie parce que défense la ñuy wax d'abord boo nekkee ci match da ngay wax d'abord défense gardien ci défense la bokk mais munoo def défense boo xamante ne da ngay indi Cheikhou Kouyaté moo xamante ne c'est pas un défenseur de métier nga indi ko match ba léegi gis nañ ne bi mu duggee la défense a beaucoup subi tey tamit match bu toll nii nga indi ko ci défense bi mu ànd ci ak Kalidou Koulibaly nga bëgg am milieu bu performant mënul nekk parce que bal yi ñu perte yëpp ci Cheikhou Kouyaté lay jógee donc Cheikhou Kouyaté alors que il y a un défenseur de métier bi nga xamante ne mu ngi ci banc bi mooy Pape Abdou Cissé il a une fois joué au moins avec Kalidou Koulibaly pour man loolu la première erreur c'est foofu la deuxième erreur bi mooy lecture de jeu j'ai l'impression et j'ai l'habitude de le dire Aliou Cissé amul lecture de jeu amul benn lisibilité ci football Sénégal parce que mënoo nekk entraîneur nga am lisibilité ngay def ay changements programmés Sada Thioub moment bi muy dugg moment boobu la Diao Baldé di dox Diao Baldé il a fait un excellent match moment boobu nga génnee ko nga ne da ngay dugal Sada Thioub franchement je n'ai rien contre le joueur mais lan la apporté ci équipe bi la dernière fois dugal nga ko amul lenn lu mu apporté te tamit ni nga la mënee nga ne da ngay dugal Sada Thioub pour indi la différence loolu mënul nekk ça c'est manquer de lecture de jeu. gan gi. seen xibaaru Coupe d'Afrique di dalal tey Ali Mal di ab ancien international jiite woon fi it équipe nationale bu Sénégal U17 ñëwaat na ak ñun ci defetu Sénégal bi coach maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñu gis ne Sénégal perte contre Algérie ci deuxième match poulam bi lan nga jàpp ne fa la faay amee ba Algérie gagné ñu 1-0.
tey ñun lu ma jàpp mooy ne Algérien dañu ërtal ba pare gagné ñu tamit manqué nañu tamit loolu ci suñu jeu parce que dañu tere d'abord suñu demee ba am 25 mètres 30 mètres ñu pressé ñu pour bañ ñu jouer mais aussi nañu wax ne que am nañu ay manquant parce que ñaari manquant Ismaïla ak Gana nga xam ne tamit moom mooy souvent moom lañ doon wax mooy suñu génneekatu bal bi tey dafa manqué loolu tamit dañ koy teg ci benn côté mais boo xoolee ba xool Algérien à chaque fois ñun ñu bëgg a jouer dem de l'avant dañuy def benn faute ci ñun wala ñu tànn suñu joueur ñu tere ñuy jouer ñu développer suñu jeu ñun tamit dañu seetaan trop am na bal yoo xam ne ak football bi ni ñu footballé parce que dañu doon dal suñu kaw ñun tamit ñu wane tamit amuñu benn rigueur ci lu ñu def lu bëri tamit suñu joueur yi il faut tamit ñu xam ne que Coupe d'Afrique la Afrique la ñu nekk football bu ñu bëggee jël dara dañ koy yàq. dernier match bi contre Kenya naka lañ ko war a aborder surtout que ñu ngi génnee ci défaite. xam nga boo génnee ci défaite normalement daf lay jàngal war nañu wan nag léegi naka la ñuy def pour mën a gagner ñeneen ñi léegi naka la ñuy comporter woo pour mën a gagner parce que match yi des na bu ñu demee Kenya moom la ñuy tase mais nag man la may wax toujours mooy ne ñun Kenya buñ ko mënulee gagner kon jarul ñuy wax ne dañuy dem Coupe d'Afrique donc foofu la nañu xam ne tamit aussi football la nañu indi suñuy matuwaay xam ne aussi match bi dañ koy jouer ba mu jeex tàkk nañuy dem ba jeex comme niñ koy waxee ci olof mais nañu am ay argument parce que argument moo lay tax nga gagner beneen adversaire boo jógee ci Kenya boo amee keneen koo xam ne boo ko sut nga mën ko gagner. gis nañ ne Coupe d'Afrique bi ba mu démarré ak léegi pratiquement équipe yëpp football nañ yow ban analyse nga am ci premier match yi. premier tour bi boo ko xoolee mooy ne dañ doon wax ne équipe yu ndaw duñ dara quoi équipe yu ndaw yi dañ leen tegoon ci suuf mais am na ci quelques surprises Ouganda par exemple bokk na ci biir même Madagascar bokk na ci léegi donc léegi amatul équipe bu ndaw comme ni ñuy wax waaye tamit boo xoolee équipe grande nation yëpp imposé nañu wane nañ seen doole muy Égypte muy Nigéria muy Algérie tey ñun nag Sénégal dañu ne grande nation yi gagné guñu dara waaye tamit dañ ne woon ñun ñuy favori numéro 1 dañu waroon wane tey suñu position favori numéro 1 ba léegi des na mais boo xoolee ténor yëpp wane nañ seen bopp ak Ghana tamit moom moo tribuché na mais terewul que yeneen équipe yëpp 14 yëpp wane nañ seen bopp génn nañu seen bopp gagné nañ seen match imposé na wuñu kon donc ñun loolu moo ñu dese dañu wane wu seen bopp mais wane équipe yi la ñuy wax ñu imposé wu ñun am nañu équipe mais foog tamit ñu wane suñu bopp. 4-4-2 c'est la tactique. lii lañ leen indiloon ci seen xibaaru Coupe d'Afrique dig leen daje ëllëg ci beneen numéro. Hello la famille Africa Unit. ngërëm ñeel na la Pam ma jaxate Sarr ñu jàll ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee kon ak cinéma Sénégal bi ñu gis ni mi ngi dox bu baax. loolee rek kaddu ki nga xamante ni moom mooy di Pape Omar Diop ñu gën koo xam rek ci turu Pod nekk directeur artistique bu Marodi TV daal dinay xamle rek ne cinéma Sénégal bokk na rek ci yi gën a taxaw file ci Afrique muy woo rek ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy nekk autorité yi ngir ñu jàppale leen ba ñu gën a am ay moyens ngir doxal seen maison de production mu ngi ci micro wu Serigne Saliou Seck. cinéma Sénégal actuellement soo xoolee sur africain mën naa ne cinéma sénégalais bokk na ci meilleur cinéma yi tey jii nii Nollywood bi ñuy coow bi ñu yaakaar ne que ñoom ñoo nekk au top ci cinéma africain amul dara loo xamante ne ëppale nañ ñu ko à part moyen peut-être moyen ñoom dinañ ci def yenn moyens yi nii te ñun suñu côté bon production yi ci def moyens yu ci toll noonu bëriwul donc yaakaar naa ni tey toll nañ fenn foo xamante ne suñu jëlee fii ak 5 ans yaakaar naa ni mën nañ àgg foo xamante ne Afrique kenn duñu raw parce que su dee ci wàllu film peut-être ay Angola ay Nigéria xaw nañu raw tuuti mais su dee ci wàllum série li production sénégalaise yi ak maison de prod sénégalaise yi di réaliser ci wàllum série amul kenn ku koy def ci Afrique ñu ñoo ci numéro 1. mu nekkoon kàddu yi Pape Oumar Diop Pod moom sax mooy nekk gànnuk Midi Culture dañuy jàll kon ci SODAV mi doon amal assemblée générale ni ki démb ca Sorano. nekk société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins foofee ca Sorano rek la ñu ko doon amal ba tax na rek ki di directeur gérant bi daal di cay profito di ñaawlu rek kàddu yi nga xamante ni yenn ci artistes yi ñu ngi ko yëkkati di ko teg ci kaw SODAV waaye itamit daal dinay dellusiwaat ci bor yi nga xamante ni am na ay structure yoo xamante ni dañ leen ko amel ba tax na nu teewlu directeur de la SODAV Ali Bathily. àndal ci liggéey bi mais bu yàlla defee ñu ko war a saytu ko nañu lii ngeen wax leer na dañu njort ne lii ñu fi won nit ñi aussi assemblée générale d'accord nañ ci leer na bu baax ci seen i nopp ak seen i bët je pense que dañuy def sant yàlla rek parce que jàpp nañ ne ñun méngoo nañ ak lu yoon tëral méngoo nañ ak nu société de gestion collective yi war a doxee ci àdduna te day gën a confirmer ñañu wóolu boobu noonu mooy ña nga xam ñoom ñooy jëriñoo œuvre artistique yi ñooñu ko waroon fay mu doon nag bor bu xaw a tëkku bor boobu noonu ñun ñoo ne commissaire au compte bi dañuy rayante pour dem jëli ko donc dama naan danañ ko jëli mais nu ñu koy jëlee aussi du ñu tëb rek ne dañuy dem porter plainte nit ñi parce que aussi ñay jëriñoo œuvre yi dama naan rek cercle vertueux la war a doon maanaam artistes yi soxla nañ ko jëriñoo seen œuvre ak ku leen fay ñële tamit soxla
nañ œuvre artiste yi donc maanaam lëkkaloo dafa am ci liggéey bi donc danañ waxtaan ak ñoom ci la ñu war a fay artistes yi ak lan mooy nécessité bi léegi nag suñu demee nag ba vraiment waxtaan jeex pexe amatul nag su boobaa nag ci la ñuy dem fu mbaxana doonee benn mais jàpp nañ ne mën nañ bañ a yegg foofu parce que ñun commencé nañ dox ay jéego ànd nañ ak madame la présidente ñu gis président CNRA ba waxtaan ak moom léegi nañ bàyyi ba waxtaan yooyu noonu am di ñaan yàlla sax waxtaan boobu aboutir ñun ñëpp ci lu ñu bëgg nga xam duñu soxla dem porter plainte. mu nekkoon kàddu Ali Bathily nekk directeur u SODAV ci wàllum caada la ñuy wax ba tey waaye bii lee yoon ca Ziguinchor ak plateforme Casamance Culture Compagnie. daal di nañu ko taxawal rek ngir daal di gën a ñoŋal li nga xamante ni moom mooy di aada ak cosaan loolee rek la ñu daal di bëgg waaye itamit gën a fësal acteurs culturels yi ngir rek seen condition daal di gën a mën a taxaw ndax promotion yile œuvre daal di gën a mën a jëm ci kanam kii di Mohamed Hadra nekk président de la plateforme nanu ko teewlu ci micro wu Angel Seck. foog artistes yu nekk Casamance ci yëpp ñu nangu manko nekk benn bu ñu ñëwee Casa Culture Compagnie tout le monde est le bienvenu ñun ñëpp ñu toog ku si nekk joxe sa xalaat ñu xool lu bon ñu tegee na le lu baax ñu jël pour mun a yóbbu affaire bi si kanam parce que ñun tey taxaw nañu mais sans nit ñi mënuñu dem am nañu ay projets yu bëre yoo xam ne bon dinañ si ñëwaat parce que ñi ngi xool naka la ñu defaatee beneen conférence boo xam ne dinañ gën a yaatalal affaire bi je suis dans la production de son donc xam naa potentiel bi fi nekk xam naa potentiel musical bi fi nekk au passage sax j'en profite di remercier waa Zig Arena ak KTK Sound System parce que tey ñoom tax nañu tey dinañ mën a célébrer fête de la musique avec l'accompagnement du centre culturel tey grâce à eux on a célébré te je pense que le potentiel culturel bi fi amul ci dëkk yu bëre ci Afrique parce que on est encore un diamant brut waaw on a beaucoup à raffiner c'est comme boo jëlee pétrole il y a beaucoup de matières premières qui sortent dedans ñun disons que on est encore du brut. mu nekkoon kàddu yi Mohamed Khadra jiite kon plateforme Casamance Culture Compagnie ñu wax kon ci taaxuraan nekk mbirum caada moo xam si tàmbali naa nax saay ñu gën koo nemmeeku woon foofule ca Kayor ak it Bawol bu nga xamante ni rek daal di ñuy defar seen champs yi ba pare nag la ñuy daal di amal li ni mel ñaaw caw nag nekk ab jeune berger nag moom mi leen daal dinay indi ay kàddoom jëmale ko rek ci li nga xamante ne moom moo di taaxuraan ci micro wu Umu Hakim Waaj. taaxuraan bokk ci caaday Sénégal ci ay jamono ñu ko daan amal ci noor gannaaw ba ñu bàyyee ba noppi suñu sukkandikoo ci Baye Ñaaw Caw di taaxuraan ay kàddu yu am solo lañu cay wax. man kese ma dangi noonu du neexee ni nga ko bëggee waaye nag toujours noo ngi xalaat ci biir taaxuraan lu kenn bindul fenn nga di ko wax mu dégg tu aw ci wu yoon ku ko dégg du la naqari loolu moom ci dëndum Ñaaw Caw ikam la. taaxuraan nekk patrimoine culturel bu Sénégal waaye mu ngi tàmbalee nax saay. dañoo wax ne dafa giim waaye giimul ñi ko mën a bëree tut te ñi ko mën tey jii jàppale guñ leen jàppale bu ñu mën a def génn ay kiset di ko weccax ndiku. taaxuraan nekk lu am solo fii ci Sénégal muy fësal caaday réew mi naam sax ñi koy def bëriwuñu taaxuraan nekk musique bu am solo. ñeel na la bu baax a baax Umu Hakim mu ci ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. nataal bi tey ñu leen di gën a xamale ak Ousmane Sow nag ñu gën ko ràññee rek ci nekk wàllum sculpteur moom nag ba mu nekkee tout tànk la daal di tàmbali di def li ni mel waaye liggéeyam nag ab kinésithérapeute la woon waaye nag ci ay temps libre am rek la doon daal di def li nga xamante ne moom moo di passion wam muy sculpter ba tax na rek moom ci fàttali rek moom moo nekk premier africain boo xamante ne daal di nay dugg ca académie française des beaux-arts ba tax na nag ni ki benn fan ci weeru décembre atum 2016 la daal di génn àddina portrait bi Penda Badji moo ñu ko defal. atum 1935 la juddu fii ci Dakar fukki fan ci weeru octobre Ousmane Sow ci xaleem mu tàmbalee di sculpter ba mu nekkee ci l'école primaire jàppe woon ko sax ay kaf ca ndorteel ba muy woy di liggéey ak ay pierre calcaire yu mu daan fekk ci booru géej gi jamono di dox way juróom bu góor génn àdduna atum 1956 Ousmane Sow débarqué foofu ca France am fa ab brevet commercial mun ay métiers yu bëre bokk na ci doon garçon de salle
salle ci benn hôpital jamono di dox mu daje ak ay étudiants yu nekk ca Beaux-Arts fekk na booba ma ngay jàng ngir doon infirmier atum 1961 mu am diplôme daal di door formation ci kinésithérapeute loolu moo waral sax ba mu mun a di yett nit ñi bu baax ndax métier boobu dalay jàngal rek nit li gën a lancé carrière am moo di ba mu teewee foofee ca Paris ci Pont des Arts lu ëpp 3000 personnes nekkoon fa mu présenté fa bés boobu ay sculpture yu jommal lool nasaraan yi 20 ans ci ginnaaw mu doon africain bu njëkk bokk ci Académie française des beaux-arts. Si j'ai fait cette cérémonie, c'est vraiment grâce aux jeunes artistes africains qu'ils voient quand même qu'on peut de sa vie, à un âge où on n'espère plus, avoir un honneur comme l'Académie. mu tàmmu woon lool di yett ay nit yu ñu xàmmee ràññee leen ci Afrique bokk na ci ay œuvre am Nelson Mandela, Charles de Gaulle waaye itamit ay guerriers Maasai. Peut-être la transmission de quelque chose que j'ai en moi, c'est-à-dire à chaque fois, je ne sais pas, faire des hommes, comment dirais-je, vils, des hommes soumis. boo ko daan laaj da daan wax ni day jëfandikoo ay paille de plastique ay toile ak yu ni mel yu nga xamante ni ay invention la daawoon comme jaxase ak ay produits yu bëre ci giiru ay at avant mu koy jëfandikoo ngir rek mu mun a doon lu dëgër lu nga xamante ni dina mun a résister ci taw ngelaw wala yu ni mel benn fan ci weeru décembre atum 2016 mu génn àddina ginnaaw ba mu làkkee lu tollu ci juróom-ñett fukki at ak benn musée bu mu yàgg rêvé mujjee am ci ginnaawam fii ci Dakar yu exposé ci yenn ci ay sculpture yu gën a mag yu mu def ci àddina bokk na ci collection bu mu mujjee def tuddee ko merci yooyu la sculpture boo ci tegee gët sa xel dem ci Ousmane Sow mu mel ni mu ngi fi ba léegi. ngërëm ñeel na la Penda Badji doon defal kon nataalu Ousmane Sow Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi tey ñuy dalal kon Pape Oumar Diop. ñu gën koo xam ci turu Pod moom directeur artistique bu Marodi daal dina dellu si waat ci li nga xamante ne moom moo di ay production yi nga xamante ne ñoom yooyu la ñuy def ci micro bu Serigne Saliou Seck. Pape Oumar Diop ñu gën laa xam ci Pod maa ngi lay nuyu. ziar bu baax Serigne Saliou di bëggee bu baax invitation. fàttali ni yow yaay directeur artistique bu Marodi TV gis ni Marodi TV nekk foofu nga xam si fa ngay liggéey am na ay séries yu bëri yoo xam si mi ngi daw ci télévision yi moo nekk ay séries yoo xam tamit day cartonné bu baax a baax lan moo nekk seen secret. waaw je pense que secret bi liggéey la et aussi tamit am njort ne cinéma sénégalais tey jii nii yàlla may nañ ci ay prérequis bi ci mel ni ay acteurs yu baax macha allah ay acteurs yu mag. aussi tamit ñu am xam-xam am xarañ bi tamit pour jouer ay film yu mag donc de ce fait tey jii nii Marodi ba ñu demee ci débuté bu ndaw am ci ay acteurs yoo xamante ne ñu leen lancé def ay séries yuy cartonné ici au Sénégal et un peu partout donc on s'est dit pourquoi pas ñu maximiser production yi moo taxit soo gisee léegi séries yaa ngi gën a yokk muy Pod et Marichou muy Maîtresse d'un homme marié muy également Golden bi nga xamante ne dañ ko commencé yàggul donc tey jii nii mu nekk li nga xamante ne ci lañ spécialisé bu baax ci wàllum production te ñu apprécier de ce fait à chaque fois ñu ngi jéem a yëg ci niveau bi pour wane nag fii Sénégal cinéma bi mi ngi avancé quoi. film yi ngeen di dawal dina bëri ay théâtre kat yoo xam si doon nañ leen ràññee mais tamit day ciy am ay nit yoo xam ni kenn xamu leen woon daanaka yéen a leen di feeñal naka ngeen di jëleel ñooñu. loolu par feeling la soo xoolee lu ci bëri par feeling la feeling boo xamante ne tey parce que ñaar moo am soit nga choisir acteur boo xamante ne c'est un acteur de profession après nga jouer le rôle bu la neex wala tamit mën nga gis benn rôle boo xamante ne tey da ngay wëri nit koo xamante ne noonu la xaw a mel caractère am noonu la xaw a nduru donc loolu la ñuy wax casting sauvage da ngay dem dugg ci biir dëkk bi fekkente ne da ngay wër nit koo xamante ne dafa am tempérament nga ne xaaral ma xool ban nit boo xamante ne am na tempérament koo xamante ne tey war na mën jouer rôle bi donc ñun tey loolu la ñuy def et ñi choisir soo xoolee ñu ci bëri ci ñu mës a jouer ñun dañuy démarrer te foofu tey souvent dafay am ndam parce que soo xoolee nit ñi li ñuy gën a dugg mooy nit koo xamante ne day jouer naturellement day jouer lu mu mel te day dem ba ndur réalité ba nga xamante ne Sénégalais yi dañuy dem sax ba caawale personnage bi ak personnalité am na tamit benn film boo xam ne mi ngi daw sax muy Maîtresse d'un homme marié boobu tamit daanaka coow juddu woon na ci yéen loolu naka ngeen ko dundee. coow yooyu noonu bon ñun tey dañ koy jël ak philosophie ñu xam ne que tey film ay sensibilité moo koy def c'est-à-dire ku ci nekk ak gis bi nga ci am mais ñun mosuñu jouer am intention boo xamante ne nag dañuy choqué wala am intention boo xamante ne dañuy yàq ñun lépp lu ñuy def rek yaakaar nañ ni nit ñi war nañ ci mën jëlee jàngat bu baax donc tey maanaam soo gisee lépp le jouer rôle boo xamante ne nit ki dina ci jouer rôle bu bon na la
leer na fekk mooy moom muy jeex du mujjee fu baax donc de ce fait des fois nag dina ci am yenn yoo xamante ne nit ñi dinañ critiquer nit ñi dinañu li ëpp na wala lii mais loolu dafa ñuy permettre tey ñun après ñu mën ci jàng parce que critique tamit dafa baax donc du coup ñu nañ ci jàng su amee leen li ñu war a améliorer ko su amee leen li ñu war a wàññi. Pa Omar Diop ñu gën laa xam ci Pod rajo King FM moo ngi lay jaajëfal. merci beaucoup may di remercier bu baax a baax. jërëjëf fàttali ni yow yaay directeur artistique bu Marodi TV. mu nekkoon kon gànnu Midi Culture ñu jeexaale kon jotaay bi kat yaaka wàllu musique la ñu koy tëjee ba tax na rek tey ci àjjuma ji wéy bi ñu leen jagleel moom mooy bu Ami Collé Dieng nga xamante ne moom mooy di Nabi nekk wéy boo xamante ne rek mu ngi ci màggal ki nga xamante ne moom moo di prophète Mohamed paix sur lui.